mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi li si gën a fës lu toll si ñaari téeméeri borom xam-xam la daal di baaxee ab waxtaan jaare ko nag ci ab vidéo conférence jëmee ci Covid 19 loolee nag ci ñaari waxtu la ñu ko amal kàngam ya ko doon amal nag daal di nañu fësal tolluwaayu feebar bi ci réewu Chine tey nag lu jëm ci fagaru goge jëm ci frontières yi réewu Chine sax jël na dogal daal di baaxee Sénégal lu toll ci matériel bu am solo ci jamono gi may àddoo nag Sénégal am na lu toll si juróomi cas Covid 19 yu yees fagaru googee sax garde bu maraîcher desu sa gannaaw ci bërëb googee nga xamante ne dem beeg dikk bi dafa bari lool kii fay dal nañu fa taxawal ak kuréel guy saytu mbir yi te teg fu ne ay lavement fagaru ba tey fépp ci gox-goxaan yi Bamba Fall di meeru Médina jël na dogal tëj ci lii di marché Tilène ak yenn ci ay mbedd mel ni ki rue 18 daañu ci dikk ci bile jotaayu xibaar ba tey ci boobule fagaru rédaction bu ITV desu si gannaaw ndax xibaar yu soxal coronavirus daañu ci ànd ak borom xam-xam bii di Daouda Ndiaye mu gindi ñu te jàngatal ñu lépp lu si jëm yaatal bi neskis lay doon. mbokk yi bisimila ci bile jotaayu xibaar Sénégal amee yeneen juróomi nit yu fi am coronavirus suñu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllu wérgu yaram di Abdoulaye Diouf Sarr moom nag bokk na si lu mu xamle mooy ne ñett ñi nag dañu bàyyeekoo bitim réew ñaar ñi doon ay jegeñaale sénégalais bi nga xamante ne dafa bàyyeekoo woon Italie te am feebar bi ñu teewlu Abdoulaye Diouf Sarr ci micro maam Abdou Gaye Kassé. si ñaar fukki test ak juróom ñaar yi mu def. juróom ñoo ci nekk positif ñett yi moom la ñuy wax cas importé cas bu ñëw ci dëkk bi ñaar yi cas contact la mooy cas yoo xamante ne ku ñëw fii moo leen wàll tey fanweeri cas ak juróom benn moom la ñu mën a wàññi ci réew mi ci fanweeru cas ak juróom benn yooyu am na ñaar yu ci wër bon ndëkk mën nañu wax ne fanweer ak ñeent ñoom ñoo nekk sous traitement actuellement. may wax ne patients yi nekk Dakar ñu leen di faj ak Touba paj mi ngi jaar yoon bu baax ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi fàttali que ne Sénégalais yi respecté tere yi xamante ne def nañ ko pour ndaje yi nag mën nañ ci lim ngénte yi mën nañ ci lim mariage yi mën nañ ci lim dëj yi mën nañ ci ligne activité cérémonie religieuse loolu nag am na arrêté ministère de l'intérieur bu ko tënk ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi yëgal ne hangar des pèlerins bu aéroport Léopold Sédar Senghor fii ci Dakar danañ ko jël def ko benn lieu de mise en quarantaine pour que képp koo xamante ne ci ñaar fukki fan ak juróom yu weesu sa egsi fii ci réew mi jaar nga ci dëkk boo xamante ne da nga am Covid 19 te dëkk yooyu ñu xam leen bu baax dana la jël mettre la en quarantaine observer la bu baax pour xool ndax jàngoro ji dana déclaré wu ci yow ba pare ñu lay fay door a jëlee. ci wàllu wérgu yaram lu toll si ñaari téeméeri borom xam-xam lañu daal di baaxee ab waxtaan mu di ab vidéo conférence jëm ci Covid 19 ni ki tey jii loole nag ñu amal ko ci diirub ñaari waxtu kàngam yi nga xamante ne ñoo ko doon amal daal di nañu dikk nag ci tolluwaay feebar ba ci réewu Chine ak itam nees mën a def ba fagaru ci boobu lay jàngoro ci noonu sax réewu Chine daal dina jël dogal baaxee Sénégal ay matériel yu am solo bokk na si ay kit ak itam ay combinaison Moustapha Gabar Diop ma falfal. li yokk jàngoro ji wàññi dem ak dikk bi ak faj jàngoro ji réewu Chine yaatal xam-xamam ci Covid 19 ci gëstukat yi ci Afrique am yaakaar ni dina am njëriñ ngir xeex jàngoro ji leeral yi rawatina ci ab bi jàngoro ji di am mën na soppeeku ci ayu bés yi ñu jëm. li ñu xam ñun ci feebar bi mooy képp koo xam ne même boo taxaloon koo xam ne am na feebar bi. bu passé fukki fan ak ñeent waratoo am feebar bi donc ñoom aussi wax nañu seen expérience seen dëkk bi malgré junni yi ñu am benn nit rek la ñu gis koo xam ne bi mu passé fukki fan ak ñeent dafa def feebar bi donc dina tax ni mun nañu ba léegi jàpp ni
feebar bi entre ñaari fan ak fukki fan ak ñeent lay génn ci yaramu nit ki. donc ñi nga xam ne ñëpp dañu tax ci ku feebar ba pare seen résultat positif même si amuñu benn signe amuñu lenn luy mandargaal feebar bi seen yaram ñun tamit dañ leen di isoler et def test bi donc loolu dalal na suñu xel ci li nga xam ne ñun moom lañ tëral ci suñu stratégie. ba jamono ji amaguñ benn garab buy faj jàngoro ji donte waa Chine am nañu yaakaar. mais li ma mën a jàpp tey rek suñu vidéoconférence mooy benn garab bi nga xam ne mooy faj sibiru boo xam ne ñoom suñu mbokk Chine yi ñu ngi ko doon jëfandikoo te boobu gisoon nañ ni ci yenn analyse yi ñoo def ci laboratoire bi garab boobu am na pexe bu muy def ci jàngoro bi mooy chloroquine. léegi te ñoom wane na ñi ñu ngi koy jëfandikoo aussi seen malade yi ñu am ci Chine moo tax ma ne ñun war nañ ci xalaat ak suñu mbokk docteurs yi nga xam ne ñooy fat maladie xool aussi naka la ñu ko mun a essayer parce que gis nañ ni dafay wàññi diir bi nga xam ne malade bi ci lay nekk hôpital. réew Chine dina jébbal ay jumtukaay réew Sénégal lu yàggul dara di leen gunge tamit ngir soppi hôpitalu xale yi ci Diamniadio centre de confinement. ni ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi bés bu ne daañu ànd ak borom xam-xam bi di Daouda Ndiaye mu daal di ñu gindi te jàngatal ñu lépp luy xibaar soxal wàllu coronavirus professeur maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay. ñu gis ni nga ko gisee rek ci élément bi mu mel ni nag Covid 19 fu mu toll nii àdduna bi lëkkaloo moo xew ngir daan bi la jàngoro. waaw je pense que ba ma leen fayee ba pare di leen remercier di nuyu seen mbokk téléspectateurs. di leen féliciter ci liggéey bu rafet bi ngeen di def di wax ne rek way tey àdduna wër kenn ñoo lëkkaloo pour xeex benn ennemi boo nga xam ne tey nu mu tudd coronavirus te kenn mënu ko gis day ennemi boo xam ne tey malheureusement mi ngi yàq lu bari ci àdduna tey Sénégal ñëpp gis nañu ñi ngi jël seen wàll lu bari te un ennemi loo xam ne kenn mënu ko gis kenn mënu ko teg loxo mais daal tey am nañu yaakaar ne tey ak boole bi ànd tey ci àdduna surtout tey ci Sénégal mën nañu yaakaar ne mën nañ ko xeex ba génn ko fi. ñu daal di xuus rek ba tey ci xibaar yi ndax imaam yi ak ulema yi nekk fii ci Sénégal ñoom jël nañu dogal daal di rek dakkal luy julli juma ak itam takk gi ñuy takk sëy yi ci jàkk yi lañ ca jublu nag moo di xeex li nga xamante ne moo di jàngoroy Covid 19 imaam El Hadj Moustapha Guèye di sàkku nag ci képp ku nga xamante ne imaam la te bootu ci kuréelam nga daal di jëfee lu ni mel sax la famille omarienne daal di jëfee ndax ñoom nag jël nañu dogal ne duñu julli ajuma ci ajuma ji naka noonu aj nañu lépp luy xadaratul juma ba jëmi jamono. ñu wéy ba tey ci xibaar yi li nga xamante ne ni moo di tere gu ñu tere ay daje pour mbooloo te jàngu bi amal ko ñi nga xamante ne ñoo di suñu mbokk chrétien yi nekk ca Géejawaay ñoom dañu cee ànd te sàkku ci képp ku ñu bokkal diine nga daal di jëfee lu ni mel ñu teewlu si Mamadou Lamine Fati. joxe cër gëm ak kaaraange doon na li nga xam ne ñoom la ñu jiital ci tere bu ñu def messe yi ak semaine de croix yi la ayu gëmu catholique yu nekkee ci Géejawaay di ko rafetlu bu baax a baax. loolu bu ñëwee bon c'est vrai que la messe yooyu du am bon c'est difficile à gober mais on fait avec kii bi ñëwee fii bu fi naree siw law fii mais ça porterait préjudice à tout le monde donc mieux vaut pour savoir raison garder, c'est-à-dire nous respecter, parce que je pense que nous, ils ont bien pensé, ils ont bien réfléchi avant de prendre mesure. Voilà. D'autant plus que même au Vatican, il n'y a plus de messe. Donc, c'est des messes sans fidèles. Donc, pourquoi pas ici? kile moom sax naam àndut ak ndogal bi ñu jël waaye moom su ko tegee ci gëmam ak intérêt askan gile moom de dina ànd bu baax a baax ci ndogal gile. bu fekkee dëgg rek bëgg a dégg lu ñu neex parce que ñi ngi chrétien catholique am loo ñaan bu sut messe donc bu ñu demee ba interdire ko lu ñuy jëlee voilà am mbégte quoi c'est pas de gaieté de cœur waaye nag dafa fekk la yëngu la ko yëngal mu ko ëpp doole su fekkee c'est pour le bien-être de tout le monde man sama intérêt personnel dama koy bàyyi pour l'intérêt général donc dañ ne Sénégal la feebar bi du pour chrétien ni kese mën nañ ñëw mees ñu jëlee ko ci biir église bi ki nga ki jox aussitôt c'est un musulman et pourtant il n'a rien à voir avec l'église. ndogalu kilifa loolu la ñi nekkee ci église bi jël loolu di gis-gisu nit kile ci tere bu ñu def chrétien yi ñu dajaloo. dafa ñëw au bon moment am nañu yaakaar ne li suñuy njiit jël dara gënul taxaw seen décision boobu ñu jël
parce que xam nañ ne li fi ne tey du feebar boo xam ne nii bu ndaw la parce que li tubaab di wax pandémie mooy loo xam ne dafa ñëw rek laal àdduna bi yëpp te yaakaar nañ ne bu ñu defee nii dinañu mën a may ñu mën a moytu feebar bi gën a law parce que bi mu daanoo fidèle yëpp dañu ànd ci loolu ne ñoom d'accord nañ ci. ndogal bi église bi jël ngir tere mees yi ak chemin de croix yi la doon li nga xam ne ayu gëmu catholique yu nekk ci géejawaay rafetlu nañ ko bu baax a baax ñoom sax ñu ngi woo yeneen i chrétien yi nañu jël seen bépp matuwaay ngir set ak sellal. professeur ñoo gisandoo élément bi jàngu bi ñoom itam ñu ngi tere lépp luy dajeeb mbooloo ñu bëggoon a xam ana naka rek la dajeeb mbooloo virus bi gën cee gaaw a law. waaw mbooloo dafa bokk ci li ñuy wax rassemblement te rassemblement li tax mu xaw a doy waar jamono ñu toll transmission virus bi dafay nekk ci parfois un rayon de 1 mètre te xam nga fu nit ñi bool dajaloo dañuy nekk ci rayon 1 mètre yi waxatuñ ko mais dañuy tàncaloo wala ñu jegale trop ba nga xam ne rayon bi 1 mètre bi sax du ko dal donc foofu bu fi fekkee nit ki am na virus bi bu waxee wala mu tisolee ci rayon boobu ku ko laal bu ki mu dend da la koy jox donc ce qui fait que plus ñuy wàññi rassemblement bi plus ñu mën a limiter propagation virus bi parce que mooy voie bi ci gën a gaaw mooy première voie de contamination mooy li ñu naan voie mooy yoon boo nga xam ne nooyi la nooyi ak nduyu loxo mooy deuxième voie bi maintenant lépp lu nga xam ne day tax loolu ñu wàññi ko notamment nooyi geeg loolu day tax lu bëree bëri wàññeeku ci transmission bi donc mooy lu ñu rafetlu gis nañu kër diine yi def su mën nañ seen loxo loolu dina am lu bëree bëri lu mu wàññi ci virus bi ci Sénégal te dina yombal xeex bi tamit. ba tey ñu xuus ci xibaar yi gox bi di Yoff moom desul gannaaw ci xeex bi ñoo xeex Covid 19 ni ki tey nag askan wi daal dinañ leen a sensibiliser fexe rek di leen baaxee li nga xamante ne moo di ay jumtukaay ñu mën a moytandikoo bi les feebar ñu teewlu ci Cheikh Assane Fall Augustin Mandon. jël fajarub lëmm ti wër di sensibiliser ak tamit ñaar fukki million ak juróom-ñaar ngir xeex lii di Covid 19 lii de la waa mairie bu Yoff def ab bés boo xam ne dañ koo jël ngir wër bépp mbedd boo xam ne nekk na ci seen biir commune te ci sensibilisation bile ñi ci gën a jublu mooy ñi yore daara yile. génneegul nañ actuellement ñaar fukki million ak juróom-ñaar jënd ay alcogel jënd ay madaar jënd ay javel yooyu yëpp. pour mën a jàppale les populations ñi xam ne dañu nekk ci ay lieux fixes fa lu mel ni daara yi gis ngeen ne ñu ngi nii am na fukki daara au niveau de notre commune daara bu nekk bëgg nañ la jox loolu ba pare booleel la ci dund buñ la jox dund boobu pour permettre ñu fixer jeunes yi ñu bañ a génn parce que xale yi ay xale lañ fu nekk la ñuy dugg donc pour ñu kii maladie bi dafa yomb. ab initiative boo xam ne magub lébu yi nekk ci biir Frey ñoom rafetlu nañ ko bu baax a baax ñoom ñi le sax xam ne profité nañ ci occasion bile ngir ñaan imam yi ñuy gën a xool nu ñuy defee ay xutba ngir jullit yi ñëw ci yenn ndaje yu mel na ci dëj yi ñu wàññi nuyoonte ak joxante loxo yi. dañu waxtaan ak imam sax ndax mën leen a xutba nit ñi ñu arrêté njaal mi parce que dañuy bañ joxe loxo te njaal mi joxe loxo ànd vraiment mbir la mu ñu xaw a la jël. bu ñu sañoon daal ñu dakkal ko ba lii weesu ñëw fi sax di leen distribuer gel ñuy raxasu bàyyi ko moo gën benn yoon. ab woote boo xam ne sax kii topp ci imam ratib bu Yoff moom dégg na ko moom mi le di woo population bi ngir ñu xool nu ñuy gën a def ba dëppoo ak lépp loo xam ne recommandation la te médecin yi joxe ko. ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu dañ ci joxe instruction ne nañu def nangam mais loolu bu fekkee ne nit ñi duñ ko def. kon la ñuy ragal boo moytul mën na am nañu déglu ñi nga xam ne ñooy médecins yi li ñu xam ne moom la ñuy joxe comme instruction ñu di ko jëfee nañu déglu li nga xam ne moom la ñuy wax ba ñu fagaru ba pare door a ñaan. jëf ji waa mairie bu Yoff def wane seen détermination ngir xeex lii di Covid 19 waaye seen liggéey moom narut a yomb ndax suñu seetloo yenn habitude yu nit ñi tàmm suñ ko dindiwul la xeex feebar bile du yomb benn yoon. Cheikh Assane Fall jërëjëf professeur gis nga léegi kilifa yi nekk ci gox bu Yoff taxawaay biñ ci am mu mel ni kii mbir yi dañu koy songandoo ngir mën ko daanandoo amay ay kit ay masque ak lu ni mel ana ban solo la loolee mën a am ci xeex Covid 19. waaw parce que tey dafa laaj alal dafa laaj jumtukaay te jumtukaay yi gën a nit ñi gën a soxla mooy lépp lu wàllu set muy lu ñu raxasoo loxo mooy saabu yeeg mooy gel yi hydroalcoolisé
donc te loolu am na ñu nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw gis nga tey Sénégal ñu bëree ngi dugal seen poste seen loxo kilifa diine yi doomu aadama yi am na ñu ngi joxe te kenn yëgu leen am na ñu nga xam ne également ñi ngi am li ñu mën mu néew mu bëri ñu ngi koy joxe donc mooy loo xam ne la tey wane leen Sénégal tey boo gisee même ba woykat yi ñoom loolu la ñu mën ñu ngi ciy def donc wane ne ku nekk am na noo ci mën a jàppee yéen journalistes yi yéen a ngi ciy jàpp borom alal yi ñu ngi ciy jàpp borom jumtukaay ñu ngi ciy jàpp donc loolu mooy tey mooy li ma wax tànk sama jël rek tey Sénégal bu ñëpp booloo ñu bokk ndey bokk bàyyi jàppante loxo comme li xew actuellement gis nañu tey ñëpp amatuñu xuloo amatuñu xeex au contraire ku am dërëm yaa ngi koy teg ci taawal bi pour ñu jëmtuwaat donc loo xam ne dañ koy rafetlu te lii rek moo mën a daan coronavirus mu jóge fi. jërëjëf professeur ñu xuus ba tey ci xibaar yi ci gaar bu boo maraîcher kilifa yi fa nekk ñoom itam desuñu ca gannaaw ndax foofee nag bërëb bu dem ak dikk la bés bu ne ba tax na nag ñu daal fi fa taxawal ab kuréel buy saytu mbir yi daal di fa teg it li nga xamante ne moo di ay lavement Oumar Kane Souleymane Diallo. fukk ak juróomi junni doomu aadama ñoo fi dugg di génn bés bu nekk mu nekk dajaloo ak mouvement goo xam ni mën na yombal wàllante coronavirus bi waaye fii ñi jiite gar bi dañoo teel a jóg taxawal ab comité de veille ngir sensibiliser ñi fi ñëw ak ñi fi liggéey. am na ay chauffeur non seulement am na ay transporteur am na ay chauffeur am na ay commerce yu fi nekk ci ay cantine ay boutique am na aussi ay service banque assurance ay wari yu fi nekk am ay bagages yu fi nekk am ñoo xam ne service de nettoiement la am service de sécurité am service boo xam ne ni mooy manutention bagages yi ñooñu ñëpp ay acteurs la ñu nekk ci gaar bi mais dañ leen dugal ci biir comité boobu pour ñu mën a taxaw pour anticiper li nga xam ne ni mooy feebar bi ci ñu mën a wax ak nit ñi ci ñu jël seen matuwaay. ay raxasukaay loxo installé nañ ko ci bunt bi ak ci biir gaar bi cet gi itam yokk nañ ko ñi fi ñëw rafetlu bu baax li ni mel. waaw loolu dañ ciy rafetlu rek dañ ciy rafetlu bu baax a baax ndaxte li nga set moom avant lii sax dafa war même bu fekkee dem nañ ba déggatuñ ko sax dañ ko war a continuer ndax set moom dafa bokk ci lépp. bu ñu duggee fii nii si Baux Maraîchers vraiment gis nañ fi loo xam ne ni am na solo trop gis nañ fi lavago gars yaa ngi si raxasu nice en plus gars yi ñuy raxas si toilette yi vraiment gis nañ gars yi ñoo ngi si nettoyer vraiment waaw am na solo. man dama ne affaire bi même bu nekkee ne tey am na benn feebar boo xam ne mi ngi fii nii dama jàpp ne nettoyage moom toujours nit da nga war a propre nit da nga war a toujours continuer affaire ñu continuer ko quoi même bu feebar ñaan nañ yàlla mu arrêté fi mais même bu arrêté bi bëgg nañ mu continuer quoi ñu continuer ko. fii raxas say loxo nekkul loo xam ni dañ koy forcer ci bunt bi wala ci biir gaar bi waaye ñi jiite gaar bi ñu ngi waajal installer ay caméra thermique ngir jël température képp ku fi dugg. am na ay thermoflash yoo xam ne nii maa ngi jégalu thermoflash yoo xam ne nii gaar bi jënd na ko pour kuy ñëw ñu xool ñu saytu sa température bokk na ci aussi ay caméra thermique yoo xam ne nii dañ koy mettre en place pour ku fiy dugg ñu mën a xam température am ndax fan la toll. mu nekk ay matuwaay yu am solo te yu dal xel. bu ñu xamee wàllante coronavirus bi ni mu gaawee. Oumar Kane professeur Daouda Ndiaye mu mel ni ki Sénégal bokk na si lu ñu gën a lëjal mu di li ñu naan cas importé maanaam ñi koy jëlee bitim réew daal di koy andi fii gis nga kilifa yi nekk ca gare des Baux Maraîchers matukaay yi nga xamante ne jël nañ ko ngir bañ rek jëlee ci bii gox yóbbu ci bële gox ban jàngat nga am ci loolee. lu ñu rafetlu parce que boo xoolee corona dafa am deux voies de transmission. benn bu njëkk bi indi Sénégal bi koy dugg fu ne mooy ce qu'on appelle les cas importés cas importé bu ñu ko téewul mooy dem ba indi li ñuy wax transmission locale donc cas yi te ñu ngi xeex tey cas li ñu naan les cas locaux mooy la transmission yi xew ci biir dëkk bi mooy ñu ngi koy wàllante ci biir donc boobu mënuñu ko xeex ba pare di continuer di am ñu nga xam ne dañu koy indi donc moo tax ñii li ñuy def mooy je pense que mooy premier élément bi nga xam ne xeex bi foofu dañ ciy insister mooy l'importation des cas yi ñuy indi yi donc ñoom li ñuy def nii nuru na lu amul njëriñ parce que doo xoolee dafa simple mais lu am solo ama solo la mooy screening bu fekkee am nga température bi nga jël ko mais surtout nga fexe ba kii di ñëw ay setam biy dugg mu leer na ne au moins ci ay loxoom
du nuyu kenn wala du joxe passeport am wala du joxe kayitam wala du fay oto bi car et cetera ba mun ko wàll kenn ni donc lu ñu day niroog lu yomb mais lu bare dina ko régler et gëm naa ne transmission bi moitié bi cas importé yi bu ñu ko régler comme nii continuer ci liggéey dina ko oyofal c'est juste pour dire que dafay niroog lu xaw a oyof ci li ñuy def mais bu ñu xamoon tey li muy mën a apporter en matière de prévention je pense que ku ci nekk ci ñoom ñu ko defee nii gox bu nekk comme gis naa ko bu muy dugg ci service bi di nga ko def parce que nit ki mën na ñëw dugal ci biir service bi ak corona bi donc même au niveau des aujourd'hui niveau des maisons man dama naan nañuy wax importation même au niveau des services pour que yéen ñi nekk ci télé bi man mii ñëw bokk ma fi du ma leen ko indil te gis naa aussi teg ngeen comme chose au niveau de ci buntu bi donc insister ci ñu ñaax ci doomu aadama yi parce que kër bu nekk au-delà de ça war nañ ko mën def ci buntu kër gi. jërëjëf madame dikkaat ci yow ci gox-goxaan yooyu ñu tudd sax de maire Médina di Bamba Fall moom jël na dogal daal di tëj ràpp li di marché Tilène naka noonu yenn mbedd yi mel ni ki rue 18 ñu daal di si teewlu Cheikh Sall. niki suba bu jot marché Tilène njaay meeg njënd mi ak waxaale bi mu ngi fiy jëlaañoo jaaykat ak jëndkat ñu ngay waxaale bu baax a baax seen xel nekkul benn yoon ne seen liggéey bi mën naa am ay sopparndi bu ñu yeggee ci dibéer bi ñu dégmal. muy ab rythme bu yees boo xam ne moom lay jël ngir xeex li nga xam ne moo di jàngoroy coronavirus jël ñi nga xam ne ñoo di kilifay mairie bi jël dogal ne marché bi ginnaaw tàkkusaan gu jot maanaam 18h dañ koy tëj. arrangé wu ñu ndax ñun salade la ñuy jaay te salade moom ku nekk xam na ni reer la ngoon si lay gën a dox parce que nit ñi ay 5 heures yooyu la ñuy commencé ñëw di jënd salade pour reer bi waaye nag xanaa ñu nangu ko rek ndax xëy na. feebar bi moo tax te feebar bi ku nekk xam ne dafa garaaw. doy na waar da laa mën a wax parce que marché bi moom tout le temps da ngay ñëw ci marché bi di ndugg xam nga nekk ci marché bi parce que li ngay soxla yëpp ci marché bi nga ko mën a amee bu fekkee ne à partir de 18h dañuy fermer marché bi dina tamit xaw a metti si ñun mais ku nekk da ngay jël sa matukaay parce que tamit jar na ko parce que lépp si wér-gi-yaram la bokk parce que feebar bi moo yëngal instant yi jamono bi dañoo war a aar suñu bopp aar suñu njaboot. 18 dafa teel waaw dafa teel. parce que am na arrangé wu leen fii marché bu mag la lu la jaaxal ci yeneen marché da nga ñëw fii nga am ko pour tëj fee marché bi 18h dafa teel 6h mën nañ ko bañ a tëj di pompo mën nañ ko bañ a tëj dégg nañ ko keroog barki démb dégg nañ ko mais mën nañ ko bañ a tëj di ko pomper parce que fii set na saa bu ñu wàccee dañuy bale ba mu set. fii si rue 18 nag dafay mel ni leen gën a soxal moo di copparnde ak yeesal goo xam ne arrêté bi Bamba Fall jël moom lañ ko war a yeesal bi la mbedd. loolu waral nag bépp jaaykat bu fi nekk dafa war a jógee si yooyu les bërëb fii ak ñetti ayu bés. c'est pas sûr moom wóorul moom fii moom wóorul ak ndox yeeg affaire yeeg yooyu comprendre nga mais nag 3 semaines bari na si koo xëy dafa yor kër yor jaboot war a joxe départ war a fay location bokk na yéen seen saal bi ngeen xëy tamit seen location maanaam bi du ngeen ko fay ñàkk pexe rek mais yàlla baax na daal. tey jii bu ñu tëjee marché bi am na ñoo xam ne ci marché bi bu ñu xëyul ay njaboot lañ yor. to yaakaar yooyu dara dul marché bi kon bu ma sañoon Bamba Fall balaa muy tëj marché bi ñooñu mu wutal leen foo xam ne mën na leen cee dimbal kon nag Bamba Fall na leen dimbal na ci am ñoo xam ne xam nañu marché bu baax bu fekkee day jël ñoo xam ne dañuy xëy ci marché bi sax xam marché bi mu tànn ñooñu nga xam ne amuñu doole mu dimbale leen à part de semaine yooyu doog a semaine yooyu passé loolu daal laa moo ci sama xalaat daal. muy mel ni nag amul benn naqarlu goo xam ne jëndkat yeeg jaaykat yi def nañ ko ci décision bi nga xam ne mairie jël nañ ko moo xam teel di tëj marché bi wala bon setal gu ñu bëgg a setal rue 18 waaye yii la commerçant ñu ngi naqarlu bu baax a baax ñàkk waxtaane gu teel gi nga xamante ni bii war nañ leen ko informer maanaam lu mu néew benn bis laata bi la décision. Cheikh Sall jërëjëf professeur Daouda Ndiaye ñoo ko gisandoo marché Tilène dañu koy tëj te ku ne marché ne jënd ak jaay ndax jokkalante gi ci wàllu koppar doomu jàngoro bi mën na see jaare. waaw dafa weesu jokkalante ak xaalis parce que lépp liñ naan ab mbir muy objet muy jumtukaay mooy loo xam ne nag ku ko am mën nañ ci teg loxo te dañoo war a xam ne tey bépp Sénégalais buy dox. mën nañ ne mën na ko bañ a am mën na am mu am ko parce que ñu ngi ci zone boo nga xam ne mooy jàngoro bi am na fi donc comme kenn xamul ki ka ak ko amul te nit ki bu ko laalee parce que bu waxee ci laal gémmiñ laal loxoom wala mu tisoo laal loxoom te xamuloo ndax raxasul laxasul effectivement lépp lu mu laal boo ko laalee mën na la ko wàll donc du rek affaire xaalis même ba ci produit bi mu lay jox mooy bouteille beeg mooy lu mu mënti lool boo la ko joxee mën na la ko wàll
maintenant dafa am effectivement loo xam ne aussi il faut ñu bàyyi ci tuuti xel parce que ku ci nekk rek yaa mën a évaluer ci sa wàllu gox est-ce que risque bi le risque est réel ou pas mooy est-ce que fii kat suñ ko tëjulee problème du fa génn parce que am na ay lieux yi nga xam ne yu mel ni pharmacie mooy foofu quel que soit alpha ñooñu kenn du ko tëj parce que fa la ñuy joxe garab yi lu mel ni également les lieux de privation de liberté mooy yu mel ni prison parce que foofu aussi ñooñu kenn mënu leen génne mais ak hôpitaux yi marché aussi ci lañ bokk mooy fi ñuy jaayee lu ñu lekk ak lu ñu naan loolu ci la bokk maintenant tout dépend yow ñoom ñi fa dëkk ni ñu ko évaluer autorités yi est-ce que fii kat mënuñu fexe ba transmission du fa am loolu ñoom mën nañu ko évaluer mais en général en règle générale dañ ciy def tuuti nànk par rapport ak fu ñuy jaayee lekk fu ñuy jënd lekk ak fu ñuy jënd médicament ak fu ñuy fajoo ak ci prison yi parce que lieu yoo nga xam ne kenn mënu leen tëj en général mais bu fekkee daf ko jar te mu leer na loolu mën na fa indi gàllankoor parce que nit ñi duñ dégg lu ñu leen wax nit ñi duñu sol ay masque bu ñu fa duggee parce que dafa am rayon wala hygiène bi demul noonu cet gi demul noonu li ñuy wax jaaykat yi defuñu ko bu boobaa autorité bi moom mën na évaluer xool ko mais avant ñu koy def dañ ko évaluer ba pare parce que lu ñuy lekk lu ñuy naan c'est extrêmement important parce que ce qu'on appelle les choses vitales garab ak lekk ce sont des choses vitales yoo xam ne mënul ñàkk ci doomu aadama. Professeur Daouda Ndiaye jërëjëf ma fàttali ne bés bu jot daañu ànd ak yow nga daal di ñu gindi te jàngatal ñu lépp luy xibaar soxal Covid-19. maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne xam naa dinañ def lu ñu mën rek pour ñëw am nga jamono ji moom dafay compliqué parce que ñu ngi ci front yu bari mais lépp lu ñu mën dinañ ko def pour taxaw pour seen auditeur mën a am information bi ñu soxla bi. jërëjëf kon ñu jox la dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allah ñu xuus ba tey ci xibaar yi àddu jëmee ci l'école yi nga xamante ne tëj nañu ko naam waaye li nga xamante ne moo di programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes moom ut na ay pexe yu nga xamante ne moo koy may mu mën a jàngale à distance ñu dal ci teewlu Mortala Anne Moussa Fall. classe bu amul benn ndongo lu dul ab professeur bu taxaw jàkkaarook ordinateur am di joxe ay cours en ligne li di programme sénégalais ngir entrepreneuriat jeunes yi daal di amul concept lu nu mel ngir jafe-jafe yi ñu jànkoonteel jamono ji ci jàngoroy coronavirus ñoom mu bañ leen a laal ak seen jàngale. du ma mën a wax sax cours en ligne ndax cours en ligne yàgg na sax mi ngi bëgg a yàgg ci enseignement supérieur mais ñun dañu am benn système boo xam ne dañuy wax bu tudd live streaming boo xam ne ni cours bi. du dañ koy posté ci benn plateforme étudiant bi ñëw fekk ko fa benn tuteur ñëw di ko jàppale déedéet ñun dañuy def cours bi bu ñuy def cours bi en direct. tey jii problème yu corona bi am ñun yàqaluñu dara nit ñaa ngi seen kër conformé nañu ci directive bu président de la république boo xamee ni amul benn étudiant boo xam ne mi ngi nii ci biir salle bi enseignant bi rek moo fi nekk mais milliers étudiants ñi ngi connecté wu tey jii si sunu plateforme di suivre cours bi di laajte ay questions. mu doon lu ñëw ci jamono guñ ko soxlaa ndax ndongo yi nekk ci boobule programme am ñu benn gàllankoor ak jàngoro coronavirus bi. dañu dakkal cours présentiel temps normal boo ñëwoon da ngay fekk salle bi fees del ba nit ñi nekk ci biti mais fi ñu toll nii xam nga gisuloo fi kenn. wante sunu cours yépp fi mu nekk nii yemb na cours yi ñu def démb non seulement nit ñi suivre nañ ko jox na leen ay exercices en direct ñu def ko ñu pare mu corriger ko. affaire internet il faut mu am ay mesures d'accompagnement mais nag boo xoolee lu mu lay indil je pense que doo hésiter ci mesure d'accompagnement loolu. ñu am ab régie bu mucc ayib ngir ndongo yi mën a am lépp seen cours anam bi mu waree tey tamit di samp seeni laaj ak seeni tontu seen digganteeg seen professeur. ci xeex gi ñoo xeex woppi coronavirus kilifa yu Sénégal ñu ngi ciy woo ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu téléphone niki tey jii la ARTP daal di amal ab ndaje ak Orange Free ak Expresso ñooñu nag xamle nañu ne ci fan yi di ñëw daañu àddu jëmee ci lu ni mel ñu teewlu si ki nga xamante ne ni nag mooy njiital ARTP di Abdouli ci micro Ousmane Gueye. ginnaaw bi président de la République woote que ñëpp nañu mànkoo nekk benn. fexe ba jàngoro bi nekk fii ci àddina bi feeñ ci àddina bi ñu mën koo xeex moo loolu la waraloon tey ñu woo opérateur directeur généraux Orange directeur général Free directeur général wala représentant Expresso pour ñu waxtaan bi nag li ko waral mooy ñu mën a jox ministère de la santé loo xam ne loolu la soxla parce que ku ne bu toogoon ci place am ñëpp bu ñu jëndoon ay gel par exemple mën nañ jëriñ sax waaye du doon li gën moo taxoon ñu toog tey waxtaan pour ku ne seet fanu bi mu war a mën a demee pour mën a jàppale ministère de la santé jàppale bi nag ci matériel lay doon ci xaalis lay doon éventuellement
ci ndox lay doon ci jàppale service d'hygiène lay doon pour ñun mën a nettoyer marché yi mën a nettoyer mbedd yi pour fexe ba jàngoro bi bañ a law ci dëkk bi. ñi nga xamante ne nag ñoo nekk ca Touba di kilifa yi ba ci sax askan wi ku si ne nag ma ngay wër di yee sa morom di amal li nga xamante ne moom la ñu dippee sensibilisation bokk na si ki nga xamante ne moo di vice président ca pencu ndaw réew ma di Moustapha Cissé Lo nga xamante ne am na ay jumtukaay yu am solo yu mu fa mayee góorandaak loo Thierno Faye. xeex jàngoroy coronavirus ci Touba loolee tax campagne de sensibilisation yi di gën di wéy ci biir diwaan bile loolee bokk ca jumtuwaay jëm ci wàllum cet ñu jébbal ko ñi nekk ci jumaa ju mag ji ci Touba honorable Moustapha Cissé Lo def lu ni mel ginnaaw it ba muy xamle ne bokk na ci xeex bile. Touba nag di dëkku diine di dëkku Xaadimu Rasuul di dëkk boo xam ne mbooloo mu bëree bëri ñoo fiy dugg te doo xam fu ñu jóge ndax yaakaar sëñ Touba. junni nit ñoo fi jullee semaine bu ne kon lan moonu war mooy topp ci tànki sunu sëriñ muy sëñ Muntaxa mu sëñ Basiiru xam ne dafa yëkkati alal ju bari dimbalee ko réew mi muy 200 millions loolu kenn mësu koo dégg bi mu ko defee it mu digal ñun ñëpp kenn ku ci ne la nga man la tolloog sa doole nga jàpp ko ci liggéey mu mel ne tawat ji nag pour ñu daw ko ak xeex ak moom ak cet da cee am solo. mu di jëf ju Sëriñ Abdou Lahad Bousso Makhtar rafetlu ginnaaw it ba muy sàkku ci bonne volonté yi naka noonu politique yi ñu jël yoon wu ni mel. dañuy wax ne musiba bu mu la sori mukk ba nga jàpp ne doo ci bokk del ñaan yàlla rek bañ caa bokk xéewal it bu mu la jege mukk ba nga jàpp ne ca nga bokk del ñaan yàlla di ca bokk rek loola moo tax dajale woon nañu ñun sunu ay membre waxtaan ak ñoom. yee leen ci ni nga xam ne noonu la ñu déggee ñuy waxee tawat ji ak nuñ koy moytoo doon bàyyi xel ne lu ne mën naa am bi yàlla dogalee ñu dégg ko ci réew mi woowaat nañ leen sensibiliser waat leen bi mu duggee ci biir dëkk bi rawatina. ginnaaw jumaay Touba vice président bu njëkk bi nekk ci pencum ndaw réew mi demit ci commissariat yu wuute yi nekk ci Touba naka noonu it brigade de gendarmerie yi ngir jébal leen ay kit sanitaire jëm ci wàllum xeex jàngoroy coronavirus. mbokki li ma fi rusoon ñeel xibaaru marax yi jërë ngeen jëf si teewlu gi beneen si kanam beneen jotaayu xibaar ngeen di ci ànd ak Assane Gueye jaa ngeen jëf.